voilà kon def naa sommaire bi yow yaa ngi bind que problématique assainissement ci Touba est-ce que stratégie ak prise en charge yi ñu def nii ndax lu efficace la ndax prise en charge yi nga xam ne moom la ñuy def ci wàllu assainissement ni ñu ko doxale fii ci Touba ndax assainissement bi jaar na yoon loolu bokk na ci li ñu nga xam ne moom la ñu war a wax léegi projet installation également lampadaire solaire muy lampe yi nga xam ne dañ koy installer fii ci Touba lan lañ si war a mën a wax ci pour leeral ko nit ñi naka la mbir yi tëddee ak ñaata lampadaire la ak kan moo ko fi andi parce que dafa bëri ay confusion yoo xam ne day am te confusion yooyu il faut nit ñi di ko leeral parce que bu ñuy jógee fële rek ay nit ñëw naan ñoom ñoo fi def lampadaire yi wala ñoom ñoo ko décroché ak yooyu fekk demewul noonu yooyu dafa jar ñu ko leeral doon nañu wax également que ne bu fekkente ne le cas Moustapha Cissé Lo ak dernier développement yi ci am mën nañ ci dellu si wax également un peu sur l'insécurité à Touba parce que gis nañ ne insécurité bi ngi tàmbaliwaat maanaam nit ñi présentement nii bëri na ñun fi faat ci semaine bi am na aussi ay cas de ay prise ay drogue ak yeneen yu demee noonu yoo xam ne jël nañ ko fii police jàpp ko surtout brigade bu bees boobu ñuy wax BRS muy brigade régionale des stupéfiants te mu nekk Diourbel te ñu am benn unité boo xam ne mi ngi basé wu à Mbacké te commissaire Fall bu Diourbel jiite ko donc yooyu dinañu ci wax ak yeneen yoo xam ne peut-être ay coup de cœur wala ay coup de gueule yoo xam ne su ko temps bi permettre danañu ci mën a ñëw Ablaye je pense que sommaire bi mi ngi doon xam naa ne da ngay mujj obligé nekk en même temps technicien ak animateur mais je pense que mën nañ commencer le premier problème muy wàllu assainissement bi donc naa la bàyyi nga tey moom mbir yi dafa jaxasoo quoi. waaw dafa jaxasoo ñu ngi ciy jégalu bu baax. voilà a baax xam nga rek dañ am technicien stagiaire boo xam ne miinagul matériel bi lool moo tax ñu am ci ay jafe-jafe ñu ngi ciy jégalu bu baax. xam naa ne ba moytu tey lay yem le temps que samedi bii di dellusiwaat moom miin mbir yi loolu mën da ñàkk ci kii parce que impair techniquement moom mooy loolu su ma saytaane ñoo yem dañuy xëy rek ba seen bi ñu am baax na kon ñu ngi ciy jégalu kon El Hadj ni ñu ko waxee noonu la mooy ñett yi nga xam ne mooy. Sommaire bi ñeenti poñ lañ ciy waxtaane ginnaaw situation Covid bi muy problématique assainissement à Touba est-ce que les stratégies prises jusque-là sont efficaces. buñ ne assainissement nag moom mooy wàllu wi nga xam ne set bokk na ci set. ñuy wax wér set mooy mbalit meeg ni ñuy def ba buub ko ni ñuy def ba dëkk bi gën a set. waaye assainissement bu ñu koy wax it bokk na ci taw bi nga xam ne day taw. su tawee dëkk bi di taa mu waroon a am nag benn mécanisme boo xam ne dañ koy def ba nga xam ne bu tawee ba pare ndox moomu day jaar foofu dem tuur yi ci àll ba nga xam ne du gêner kenn ci wàllu dem beeg dikk bi fii ci biir Touba muy ay rigole yu ñuy gas ay caniveau yu demee ni ki noonu yooyu nag Touba da cee xaw a sooxe da cee xaw a daal néew doole xaw cee baayoo lañ koy wax xaw ma jirim waaw ndax dëkk bi am ni Touba ñu ne moom mooy deuxième ville du Sénégal derrière Dakar en termes démographiques en termes économiques te ba tey jii nii mënagul am assainissement bu baax bu tax ñuy wax digne de son nom pour que dëkk bi mën a yeeyoo ak wala yelloo ak li nga xam ne moom mooy dayo bi mu am ci wàllu diine waaye dayo bi mu am ci wàllu doomu aadama bi fi yeewoo ba léegi des na li ci njëkk a jaaxal nit ñi nag El Hadj moom mooy bëri na ay projet ak i programme yoo xam ne tàmbali woon nañ ko fi ne loolu pour ñëw saafaral mbir moom la te jamonoy Ablaye Wade déggoon nga fi projet quinquennal boobu programme quinquennal boobu fi amoon chaque année 20 milliards pendant 5 ans muy 100 milliards yoo xam ne dañ waxoon dañ koy def ci biir Touba ngir far lépp lu jëm ci wàllu assainissement boobu waaye gis nga fa mujjee France demut benn 20 milliards lañ ci mës a génnee defaree ko ay tali yi si des kii bi mbirum assainissement bi jotu cee laal mooy volet assainissement bi jotu cee laal lu tuuti la ci jot a laal te la ci jot a am sax sëñ Saliou moo ko fi njëkk moom moo ko fi jotoon a def ñu jógeeti ci loolu ñëwaat ci beneen projet boo xam ne bi Macky Sall ñëwee la président Macky Sall ñëwee lañ ko sumboon ba ki nga xam ne sax moom mooy sëñ Sidi Makhtar yaa rahmatullahi alayhi jotoon na cee dugal xaalisam mu waroon a nekk 7 milliards ñu démarré ko n'est-ce pas
waaye booba it France tuuti lañ ci jot a def bàyyi. ñàkkul nag luñ ci def mais tuuti lañ ci jot a def. te tuuti boobu waroon nañ toll wax heure bii ñuy wax def nañ ci mat na wala pare na mais daal li tax daal projet yooyu yëpp alaaji. su tàmbalee du yegg. loolu daal moo jaaxal. waaw mooy jaaxal gars yi daal. waaw muy bi ci mujj nag moom mooy bu barki démb bi nga xamee ne Gagny Sakho bi nga xam ne moom mooy directeur ONAS ñëw na fi ànd ak kii hydraulique. pour ñu continuer projet boo xam ne tegoon nañ xeer bi depuis 2018. ñu waroon koo yeggali. loolu mu doy mu nekk lu doy waar. loo xam ne la ca jot a màcc ci ay wax la ca jot a bàyyeekoo ci ay wax jot nga ko dégg moo waral sax loolu mooy prétexte bi nga xam ne moo waral tey ñu def émission boobule. sëñ Bass bi nga xam ne mooy aji ki yore kaddu xalif bi dégg ngeen wax yi ñu fi wax. mu doon ay lu jaaxal nit ñi. projet boo xam ne nee na ñëw na ci biir dëkk bi ñoom nee nañ yëguñ en tant que kilifa ñooy mooy bénéficiaires yi. xalif bi yëgul moom yëgul mairie bi yëgul. tey na waar. waaw. ci foofu la ñuy tàmbale wala ci assainissement bi. foofu la ñuy tàmbale lépp kii la rek. voilà merci Ablaye. da nga doon tënk wàllu assainissement bi lu am solo la comme ni nga ko waxee rek Touba dafa nekk benn dëkk boo xam ne en terme démographique c'est la deuxième ville. en terme économique aussi bon mën nañu wax sur le plan commercial. c'est la deuxième ville. tout à fait. voilà donc kon nekk na dëkk boo xam ne bu am solo la. léegi nag assainissement moom aussi il faut nit ñi xam ne que assainissement aussi du lu yomb. progressivement nga koy def wax nga ko sëñ Saliou moo amoon na mëbët bi bu am lu mu ci jotoon def. Abdoulaye Wade ñëw am lu mu ci def loo xam ne bëriwul peut-être. mais Macky Sall quand même def na ci lu bëri. mais des na aussi ba tey waaw. des na parce que bi mu ñëwee. non en fait c'est on dit tout simplement la vérité parce que bi mu ñëwee. côté ñaari étage ak daloo central bi yóbbu ndox mi fële Kër Ñang ba yoon boobu kiiwatul. loolu Macky Sall moo ko fi def il faut lui reconnaître ça. non loolu am benn problème. ay Daaru Xuddoos ak foofu yëpp nga xam ne demoon nañ ba màggal Daaru Xuddoos ñëw. ñuy kaas sax gas yi ñu gasoon foofu ndax da leen di perturber. donc kon ça veut dire que am na lu ñu fa def mais terewul nag les zones non édificantes muy zone marécageuses yi. les zones marécageuses nga xam ne dafa am ay parce que daloo bi ñu def ci yoonu Kër Ñang bi nit mënoon na cee dox man bi ñu koy gas fi la ma fekk. yow mii gis nga ko nit da doon dox ci biir. donc foofu ndox mënu fa taxaw. mu ñëw ba garage ba ancien garage. mais nag li ko dalee nag ci yeneen zone yi nga xam ne réseau boobu àggu fa ñooñu ñoo am problème mooy ay Ndaamaatu ay Kër Ñang ak yeneen quartier yoo xam ne ay nit dañoo ñëw peut-être bi ñu wootee Touba ñëpp daw riir wut si ñu dëkk ci ay zones yoo xam ne c'était pas des zones habitables. loolu mooy problème bi léegi nag mais assainissement pour moom il faut que ay tëli am. donc nguur gi dafa war a def des efforts de construction de route. parce que Abdoulaye Wade réseau d'assainissement yi mu defoon dafa àndoon ak ay tëli daf leen ko waxoon sax daf leen ne mënuma def assainissement bu amul tëli. maa ngi son beeg image yi. dinaa defar ay tëli yoo xam ne day ànd ak ay puisards. maanaam ay teen yu ndaw yoo xam ne dañ ci def ay xeer muy manque ndox mi. mais loolu xam nga c'est pas suffisant bi ñu ñëwee nag nga xam ne projet boobu c'était abandonné Macky Sall quand même a repris dafa am na lu mu def ci kii bi ci assainissement mais c'est pas suffisant. ba léegi zone yooyu dañu am problème loolu moo andi lii ñu ñëw nag andiwaat comme li nga wax ni le problème des eaux maintenant ndoxu fosse yi. mooy projet bii ngay wax bi fi andi woon directeur ONAS démb. mooy évacuation des eaux usées nga xam ne fosse dootul am ci Touba ci yenn quartiers yi te donc c'était prévu pour 3 quartiers. pour ñetti quartiers la woon Touba Mosquée Daaru Minam ak Guy Mbind. ñetti quartiers yooyu la woon ñu dem ba ci biir bon ñoom ñu ne dañu peut-être bëgg ñu yokk ko ci yeneen quartiers ak yooyu léegi ñu ne leen mën nga dem. ñu ne leen léegi xam naa peut-être projet bi liñ ci waajaloon ci xaalis xëy na tollawul ak loolu. donc kon yooyu yëpp dafa nekk loo xam ne lu fi am la avant mais ce qui est important Ablaye. mooy projet bu mujj bu démb bii parce que kooku aussi comme ñun dañuy leeral. il faut ñuy jox population bi la bonne information. oui parce que nit ñi parfois dañuy topp li ñuy wax la spirale du silence. ñëpp ànd jëm nii rek. nga ne noonu la te fekk ñun lépp daf ñu fay fekk. projet bi ñi ngi ko lancé dama lay jox date. le 24 septembre 2018. tout à fait lañ ko lancé. bi ñu koy lancé kii ñu doon xas démb foofu. photo yi mu ànd xalif baa ngi nii. mooy kii waaw bi mu koy expliquer projet bi mi ngi nii.
kon xam nga xalif bi yëg na ko. c'est ça la réalité aussi il faut ñu wax ko nit ñi. mais nii yaa ngi gis sa bopp kilifa yi yëg nañ ko. kilifa yi yëg nañ ko. waaw boo ko defee ci kii bi. waaw non mais non mi ngi nii. vidéo bi. waaw mi ngi nii mi ngi nii c'est très clair. boo demee di yëg nañ ko mi ngi nii yor document yi di waxtaan ak xalif bi di ko expliquer kon le xalif ne peut mënoo ñëw projet bu tolloon nga di ko def Touba te xalif bi yëgu ko. loolu man bi ma ko déggee dama je me suis posé des questions c'est ça la réalité aussi il faut qu'on le dise. ñaareel bi ci des mooy mairie bi ñu wax ne yëguñ ko yëg nañ ko. mën naa laa tegal léegi benn vidéo boo xam ne. non vidéo moom du ko jaar waaw mais mën naa laa tegal ay wax ya fa. laat ka waxoon ba ñu koy ba ñuy lancer projet bi fii keroog da doon taw sax. jour boobu. presque daaw heure bii la woon septembre la woon daanaka soriwuloon kii. 18 at ak genn wàll. voilà justement donc jour boobu da doon taw. kilifa yëpp a nga foon keroog sëñ Bass Porokhane. moo fa teewal xalif général. des Mourides mooy la lii nga xam ko tey. keroog également ministre Mansour Faye moo yoroon hydraulique ak assainissement moom moo ko teewe woon am na ay kàddu yu mu fa yëkkati woon. donc bu ko jaree sax yooyu. mën nañ leen ko tegal après parce que soxla woon nañ am na ku waroon a dugg si pour am lu mu leeral. mais malheureusement mujjul dugg si. donc kon projet bi. xalif bi yëg na ko. il a bel et bien kii léegi nag leneen li ci des mooy comme projet pour Touba la. man dama jàpp ne projet bu toll noonu bu am nii nguur bu di ko def am ay entreprise am ay fonctionnaires yor ko di ko gérer. ils n'ont de compte à rendre à personne ñu dañuy ñëw commencer seen liggéey parce que yow du affaire bi du université bi du liggéeyu jumaa ji du leneen yow yilifoo leen xam nga yilifoo leen donc ñu amuñ pour rendre le compte mën nañ la nag di la informer pour par exemple par respect ak par kii mais yow doo maître d'ouvrage doo maître d'œuvre c'est l'État du Sénégal moom moo ko fi def pour le compte de Touba donc kon c'est l'État moom dañuy rendre compte l'État mais mën nañ bañ a rendre buñ toogee nag ba mu yàgg mën nañ ñëw peut-être rendre compte le xalif rendre compte la communauté bu leen naxee ne leen projet bi fii la toll liggéey bi fii la toll mais aussi nous avons un devoir de rétablissement de la vérité. Et c'est ça noonu la demee parce que ñun aussi ay journalistes lañ bu fekkente ne benn affaire am na population bi naan Touba yëguñu projet beeg kii dañ leen di wax ne carrément que Touba yëg na ko. c'est ça la mais affaire yaa ngi la dëgg la loolu El Hadj. waaw voilà loolu donc moo tax te beneen affaire bi ci des. man loolu fa am noonu seen boobu fa am noonu dem. man vraiment rafetlu mu ko. xam nga moo tax. gis nga maanaam dafa doomu aadama kenn du ko toroxal. waaw dafa ku mët doon dafa juyoo sax ak teraanga. voilà justement parce que fii de wax yedd nañ fi ku ne fii. yedd nañ fi ku ne. Touba gi. mais musuñu yedd nit ci mbooloo ñun dañ daan toog rek nit woon nañu bi yéen de ma fii am na ñaari ministres yoo xam taw Ablaye Wade yedd nañ leen fii yedd yu métti ci biir néegu Alaaji Baara. ci biir néeg mais ay nit ñooy génn après jox ko presse bi. mais yedd nit ci mbooloo bañ ko defee gis nga Sidi Lamine bañ ko defee dama lay nettali benn anecdote. son benn année fii Sidi Lamine bi mu defee marche 19 mars booba. mu woote fii ne day ñëw rendre si compte sëñ Sidi Maxtaar. nguur ga woon Ablaye Wade dégg ko jiitu ko fii def ay blocage maa keroog maag Sidi ñoo ànd ci otoom dama lay nettali rek maag Sidi ñoo ànd ci otoom ñëw ba Kër Nganda bi ñu ñëwee tàkkusaan lañ fa agsi sëñ bi julli bu pare gars yi fermé porte yëpp ñu dogandu ñu kar ñu yóbbu ñu ci àll bu fële bon xëy na ka ko def comme nekkatu fi du ma ci wax mais la mu wax Sidi ba mu ko waxee immédiatement Sidi dafa wax ba pare mu wax ko loo wax joo xam ne immédiatement Sidi dafa répliquer jëlaat parole répliquer am na bi ñu génnee ma ne ko waaye président yow li nga waxee nii mu ne ma El Modou mu ne dama lay jàngal àdduna bu ñu la toroxaloon ci kanamu yonent bi ripostel leeral ko bu ñu xottee sa war ma ci kanamu yonent bi da nga koy leeral boobu ëllëgee nit ñi duñu am jiixi jaaxa ci yow donc moo tax ma ne vraiment man scène boobu bi ma ko gisee ça ne m'a pas man neexuma daal parce que soo amee un note bu ñëw boo xam ne daf lay andil ay kii moi je pense que mën nga ko yedd ci biir néeg wax ko ne ko lii ak lii d'autant plus que il n'a pas l'obligation de se rendre compte. tout à fait. voilà man loolu laa may wax ci loolu. mais li ci gën a doy waar sax El Hadj moom mooy ci biir waxam moom Cheikh Bass. loolu nga wax noonu moom wax na ko ba pare. moom ne na kilifa normalement boo xam ne heure boo ko bëggee gis ko heure boo bëggee wax ak moom jarul nga koy wax nga koy yedd ci mbedd. jarut par exemple ngay wax ak moom ci
ci rajo yi. ne moom loolu la def démb kilifa gi moom nee na mën naa gisee ak moom xaritam la. waaw lu tax mu ñëw démb ci wetu rajo yi dem. absolument yedd ci biir rajo. c'est ça la réalité. benn sax incohérence ak kii bu mu am contradiction bu xaw a am loolu ci taxawaayam en tant que kilifa ci wàllu woowu. te Touba it dañ leen xamee teraanga ñoom loolu lañ wax gan gu fi ñëw ak koo mën a mel ak foo mën a jógee boo ñëwee dañ lay teral. rawatina nag gan goo xam ne dafa ñëw indi la teraanga. ñëw ne la lii dama ko indi pour defal ko ci dëkk bu mag bi te ki nga koy defal du kenn ku sëñ Touba lañ koy defal yow nga yore kàddu sëñ Touba ak nu mu mën di demee ala kulli aali balaa muy ñibbi am nga woon nga possibilité toog ak moom ci biir néeg yedd ko doog a wax ak moom ci biti waaye noonu mu defee démb neewuñ jaadu parce que mag moom mag la mag buur la comme ni ñu koy waxee waaye du tee nag jàngat bi nga xam ne moom lañ ci jàngat mooy loolu te jàngat bi du lenn lu dul xëy na li tax mu def loolu parce que nekkul ji ko Cheikh Bass. wax dëgg fa yàlla amul habitude bi di ko def. su ko defee démb day jaaxal nit ñi. te biñ defee yenn investigation yi saytu xool ñu bëri rafetlu wuñ ko loolu dañ koy wax ci kaw. moo ne nag diw ak diw waaye ñu bëri rafetlu ni ñu defee démb ci gan goo xam ne daf la indi teraanga moo xam fu mu mën di jóge ak ku mu mën di doon nit ak lu mu la mën di indi teraanga la Touba loolu la baaxoo kon noonu la demee d'autant plus que nag. liñ ne moom mairie bi yëgu ko kilifa yi yëgu ko te loolu dafay yàqal ki nga xam ne moom moo leen yónni dafa am leneen lu muy niru. leneen lu muy niru. mooy entreprise bi nga xam ne da koy liggéey nee na moom xamul fu mu jóge gis na ko ci biir dëkk bi rek muy liggéey bu paree jël xaalisam dem yoonam te bëri na ay wax yu bëri yoo xam ne du waxu rajo daal du. mun koo wax ci kaw a kaw waaye ñu dafa doy boromam ndax amul lu fi mos a dugg biir Touba te kilifa yi yëguñ ko. te loolu dafa yenul sax maanaa di indi nit teraanga dugg ci biir dëkk ba di ko defal xamoo foo koy def yow mairie bi moo fi nekk maître d'œuvre. ala kulli haal ku mën di doon maître d'œuvre mairie bi la war a nekk wala xalif bi te xalif bi dafay déléguer ses pouvoirs déléguer ay mbiram mu ngi ko délégué sur le plan nomenclature ak hiérarchique. sëñ Sidi bu sëñ Abdoulaye. kooku délégué ko mairie bi lu ñuy def ci Touba mooy maître d'œuvre. kon lan nga mën a defarale nit nga ne mairie ba yëgu ko. te image yi ak audio yi nga xam ne am nañ ko ca jamono ja ñuy lancé. te aussi mairie bi moo war a joxe bërëb yi. fi ko war a sotti fi ko war a jaar ak yooyu. mooy ça pose problème. donc loolu ça pose problème. xëy na nag mere na ko ci ñi ne ñenn ñi ni ñu jàngate ak man ñi ma jàngate mën naa am mu mere ko ndax moom wax na ko ci biir waxam xam parce que ku wax feeñ. wax moom heure boo ci waxee rek da ngay feeñ. mooy ne na am na yoon yu jokkoo ak moom. dina ko jël déglu ko waaye bu paree du jëfee la mu wax. waaye da baax na. da koy wax baax na rek est-ce que merewu ko ci loolu. c'est possible yooyu yëpp mën na nag. waaye nag jarul nag mu naan yëguñ ko kilifa yi yëguñ ko. waaw loolu moo mën da nekk moo maanaam daal moo kiiwul xel daal moo jubul ci xel. ci kuy xalaat. waaw ndax indi projet bu mel noonu 15 milliards xaw ma 27 milliards. dugal ko ci biir dëkk bi 12 milliards la. dugal ko ci biir dëkk bi te waa dëkk ba yëguñ ko rawatina ñi nga xam ne ñoom ñooy ndey mbil gi mooy les bénéficiaires di mairie bi ak le grand pouvoir mooy le grand xalif yëgu ko effectivement yëg na ko ca commencement ba jamono jooju sëñ Mansour Faye moo nekkoon ministre de l'hydraulique et de l'assainissement ci jamono jooju cérémonie d'ouverture cérémonie de lancement bi mu ngi ci réseaux sociaux yi ku dem YouTube da nga ko fa gis ku dem ci yeneen réseaux yi da nga ko fa gis mooy médias sociaux yi da nga ko fa gis. voilà kon loolu leer na. mën naa la jox sax détails yi parce que projet bi 12 milliards la yoo xam ne 18,5 kilomètres de réseau. yoo xam ne 1500 branchements ay nit 1500 nit. ay kër mën nañ cee branché ay kër yoo xam ne mën nañ cee branché seen i douche nga xam ne ñoom dootuñu am fosse. ndox mi foofu lay jaar voilà. dina am aussi benn station épuration. boo xam ne 50 édicules ñoom ñoo fay nekk. dana am aussi benn station bout de vidange. boo xam ne moom lay àndal def naa ne point de chute bi normalement sax Mbacké la même commune Mbacké. mën na ci bénéficier donc loolu mooy projet bi ñu ngi ko lancé le 24 septembre 2018. mooy lu leer donc loolu il faut ñu kii ko. sëñ Bass Porokhane moom moo fa teewaloon xalif. jël fa kàddu rafetlu liggéey bi.
wax ne que projet bu mel nii wax dëgg yàlla ça vient en son heure donc suñ kii wuloon sax mën nañ leen jox les éléments sonores wala jaru ko. mais temps bi noonu. voilà ok kon c'est bon. ñu ngi ci 32e minute 16h32. voilà donc loolu lañ mënoon a wax ci wàllu assainissement bi donte nag am na lu bëree bëri. waaw assainissement ba léegi bu heure bu tawee dem beeg dikk bi day am jafe-jafe. day am kon heure bi waroon nañu weesu foofu. au delà des fosses septiques assainissement mooy évacuation des eaux fluviales. xam nga bokkul rek évacuation des eaux usées bokkul benn. donc ñaari réseau yu bokkul la volet yoo xam ne bokk ci. bii ay ndoxu fosse la yóbbu bii ay ndoxu taw. bii yóbbu ndoxu taw yi nag mooy dox présentement ni mais dafa nekk à l'état de projet. mais boobu li fi jot a am la ñu wax. waaw boobu dafa des. Sall moo ko si def mais am na lu ci Macky Sall tàmbali mooy 7 milliards yooyu ba muy doog a yéeg. en 2012 te sëñ Sidi Makhtar Mbacké yaa rahmatullahi alayhi dugaloon ci 1 milliard. absolument loolu ca jamono yu mbënd yu métti jamono yu mbënd yi la boobu moo doon régler problème ñaari étage Daaru Xuddoos jëm si waaw voilà ak un peu si kër ga yaatal station d'épurage kii bi nekk foofu. voilà yooyu day baax ñu koy leeral nit ñi di ko xam même surtout Daaru Rahman bi extension bi ci projet boobu la bokk tout à fait encore ak aller retour bi parce que tuyau bu njëkk ba ko doon jëlee kër ñang di ko yóbbu foofa tuyau bi dafa mujjoon ndaw ba nga xam ne flux d'eau bi fi doon jaar mënu ko woon ñu yokk diamètre bi loolu jot war nañ ko leeral ci wàllu projet boobu mais doyut nag xaaju da sax non mais assainissement même Dakar bi capital sax dañu am problème donc kon dañoo war chaque année ñu ne peut-être affecté nañ tant de ça veut dire que c'est quelque chose de progressif tout à fait mais li koy jiitu te toujours man dama koy wax c'est la construction de route mooy les axes principaux yi nga xam ne parce que réseau d'assainissement boo ko defee fu am suuf sa day ñëw ànd ak taw bu dugg fa sàkk ko du dem donc c'est pas possible une zone marécageuse boo ko assainirul nga def réseau d'assainissement mënul nekk boo ko defee aussi da ngay sonal sa bopp tout à fait sotti donc mu ngi noonu réseau bi daal tàmbali nañ am nañ ci jot di liggéey nii actuellement. voilà léegi nag préciser que loolu pour réseau fluvial la. mais pour réseau fosse septique moom. aajewul ñu koy def fu tëli nekk wala fu tëli nekkul. loolu moom ay kii lay am am na dama fàtte tur bi yooyu lay am. ci foofu la ñuy branché. directement douche yi jóge ci kër yi. ok day nekk ay genre bon j'ai oublié un peu le nom mais loolu moom jarul ay tëli daal. tout à fait waaw mu jëlu tëli. waaw loolu nag moom lañ lancé woon depuis. moom lañ lancé mooy 12 milliards yi. voilà moo indi woon coow loolu. léegi nag tardement bi aussi lu ko war a tardé. waaw voilà 2018 ba léegi nii. 2018 waroon naa fekk mu pare heure bii nii. léegi waaw mais dafa mel ni centre d'épuration moom avancé na bu Mbacké bi avancé na. waaw boobu moom romb naa fa gis naa que bi aussi si la bokkoon. waaw kooku bout de vidange station bout de vidange kooku ba léegi sax beneen projet la. boobu mooy pour ñiy jël fosse yi nii. di ko jël di ko yóbbu foofa di ko fa tuuragum en attendant mais bu bii pare yooyu dina xel di dox pour yeneen quartier yi nga xam ne réseau bi àggu fa mais dootul dox ci ñi nga xam ne ñoom force bi day dem directement ci réseau bi tout à fait voilà te loolu moom Touba da ko soxla surtout li wër jumaa ji parce que dañ noonu bëgguñu fu mel ni biir jumaay Touba dégg nañ sax sëñ bi di ko wax dem fu mel ni biir jumaay Touba ñu fa def ay force ak yooyu donc buñ ko woon te d'ailleurs c'est dans les grandes mosquées boo demee ay Arabie Saoudite ak yooyu noonu la tout se fait par réseau d'assainissement tout à fait voilà tout à fait kon El Hadj defe naa mënuñ cee wax ba mu jeex tàkk-tàkk waaye tey foofu lañ ci mën a yem ba beneen waaw lu ci mën di amit luñ ci mën di amit ci leeral dinañ ko indiwaat beneen jëmmi jamono incha allah bu ñu fi yàlla bàyyi ñun ñëpp kon ñu jàll ci deuxième bi waaw moom mooy projet installation lampadaire yi yu lampadaire solaire yi foofu it jur na bon du ma wax coow waaye am na jeexi kii bu ci am daal ñàkkal leeral boo xam ne am na ci jax-jax ñuy jaxal bopp nit ñi xelu nit ñi waaw ñii ne nañ mairie bee ko fi def ñu koy tiitaroo ñoom ñii ne nañ du projet mairie bi projet état la oui te muy dëgg waaw projet état la dëgg la waaw projet boo xam ne la moom depuis 2017 la woon ci jamonoy Thierno Alassane Sall si lañ ko lancé woon muy 50,000 lampadaires solaires boo xam ne ba fi Macron ñëwee ba visitam boobu en février si la jëloon décision boobu que ne état bi 88 communes bu Sénégal tànn nañ ko pour def fa ay éclairage public solaire pour wàññi li ñu tuddee enveloppe éclairage public bu yenn communes yi ndax état bi da ci doon fay lu bëri collectivités locales yi dañ ci doon sooxe néewoon ci doole looloo taxoon loolu moo indi woon projet boobu te projet boobu ba muy judd yi indi woon na fi coow lu bëree bëri ndax entreprise bi ñu ko jox ab tubaab la nasaraan la te Sénégal moom loolu dañ ko baaxoo
heure bu ñu defee appel d'offre nasaraan yi ñoo koy gagné te am na ay nit ñu ñuul ñu ko fi mën. loola juróom fa coow ca jamono bu ñu koy fàttaliku. oui absolument 50 000 lampadaires ñu jox ko ab tubaab muy 87. du moins 57 milliards. ci sunu koppar ñun di 87 millions d'euros. ci kopparu France. absolument léegi nag projet bi di daw parce que 36 mois lañ ko waroon def. 36 mois muy dafa am ay retard sax muy ñetti at. oui n'est-ce pas ñetti at lañ ko waroon def. effectivement 2020 bi la waroon a pare. léegi nag am na tardement. bu njëkk ba première phase. oui amoon na tardement bañ ko lancé Dakar lañ ko waroon a lancé avec 1835 lampadaires yi ñu waroon a def biir commune de Dakar ci département Dakar département Guédiawaye ak bu Pikine. mais dañoo dem ba ci digg bi projet bi taxaw parce que waroon na amaat yeneen 2500 lampes yu waroon a ñëwaat ñu dem Thiès. Saint-Louis ba muy 14 régions yëpp jeex boole ci les principales cités religieuses dont Touba. Touba mu ngi ci am 2000 lampadaires. la ci waroon a am. ñu dooroon ko ci 2020 bi depuis janvier. ba mars. n'est-ce pas mais bi ñu ñëwee ba mars nag far kii bi dugg ci li mu tuddee mbas mi. Covid 19 Covid 19 dugg si moom moo yéexal moom moo freiné liggéey bi pas yéexal sax mais moom moo freiné liggéey bi. absolument parce que couvre-feu bi moo taxoon ñoom bu ñuy liggéey duñ mën a liggéey yenn heures yi te yenn heures yi dafa tombé woon mu bokk ci couvre-feu bi. loolu moo indi woon jafe-jafe ci liggéey boobule ci yenn communes yi. mais bi mbas bi ñu demee bañ libéraliser waat lépp bañ bàyyiwaat lépp. si lañ tàmbaliwaat ñoom seen liggéey bi. voilà absolument léegi nag projet bi mu ngi continuer ci biir Touba nee naa ne ñaari junney lampadaire lañ fi war a def mais ci bërëb yañ ko war a def nag kii defoon nañ étude de faisabilité bi ba def repérage maanaam ci yan artère lañ ko war a def yan gox lañ fa war a def lañ ko war a def ci yan tali lañ ko war a def ak yan koñ lañ ko war a def loolu defoon nañ ko ca commencement lancement kii ba projet bi waaw mais buñ ñëw ba tey nag ci bañ samp commencé samp poto yi ñuy bëgg a jël nag loola ndeyale ko wala ñu koy bàyyeele keneen koo xam ne yoonam nekk ci moom waaw xam nga mooy bénéficiaire bi nag voilà xam nga Ablaye lampe comme li nga wax noonu 50 000 lampadaires solaires la Fond Roche entreprise boobu tubaab yooyu ñoom ñoo gagné woon loolu parce que aussi appel d'offre yooyu léeg-léeg ab sénégalais mën na cee bokk waaye du am kàttanu mën ko gérer donc moo tax tubaab boobu gagné woon ko ànd ci ak état bu Sénégal agence nationale de l'électrification rurale ANER waaw voilà léegi ñoom ñoo gérer loolu léegi nag ci région bu Diourbel yëpp am nañ ci Bambey am na ci Diourbel installé nañ bu yàgg ba lamp yaa ngay tàkk boo rombee sax da nga ko gis boo jaaree biir Diourbel da nga ko gis Mbàkke fii may wax ak yow nii ñi ngi teg lamp yi ci strade yi leen war a accueillir ñu ngi ciy teg lamp yi présentement nii may wax ak yow nii romb naa oto bi muy teg lamp yi ci strade yi ñi ngi defaraat sax strade yi nga xam ne dafa yàqu tout à fait est-ce que tu as vu léegi nag su loolu amee Touba aussi am ci comme ni ci yeneen communes yi amee ñu jékki-jékki dégg ay nit naan mairie bi lijjanti na ki di féliciter mairie bi ñoom it ñu bu ko def benn genre propagande jàpp ne ñoom ñoo ko fa def bëgg a induire population bi en erreur dañuy rétablir la vérité comme toujours lamp yooyu mairie Touba defu ko fi état bu Sénégal moom moo ko def ci benn projet boo xam ne 50 000 lampadaires solaires ñu am ci seen cër ni ko yeneen communes yi amee comme Mbacké c'est extrême c'est de très mauvaise foi xam nga aussi il faut pas que damay saluer vraiment kiiwu maire Mbacké parce que maire Mbacké man moo ma njëkk a wax ne ma projet 50 000 lampadaires solaires yi am nañ ci ñun suñu wàll ba remercier sax état bu Sénégal loolu mooy nit ku nekk de bonne foi mooy état defal la dara nga nangu ne lii état bi moo ko def man nangu ko comme mooy loolu la mairie Mbacké def parce que mairie Mbacké waxuñ ne ñoom ñoo fi andi affaire bi dañ ne état bee ko fi def jox ñu ko ñu war ko installer ba pare remercier état mais yow nga toog ni muq di taal say lampadaires di wër di inaugurer ànd ak ay nit ñu lay defal ay propagande ñu naan mairie bee ko fi def alors que tu n'as rien fait kooku également ñun buñ ko gisee dañu koy rétablir ba nit ñi xam ne c'est pas ñoom bu nekkoon ñoom aussi vraiment dañ koy rafetlu parce que ñoom am na lu ñu fi mais man fàttalikuwuma ci lu fi mairie Mbacké mairie Touba def ci ay lamp yoo xam ne jéggi na dayo ba nit ñi war ko mën a kii man fàttalikuwuma ko parce que lamp yu jaune yi nga gis ñu jógee yaañ ka
jëm booru jumaa ja sëñ Sidi Maxtaar moo ko defoon pour un coût de 600 millions. tout à fait. loolu bu ci yii ñëwee toftalu. ñu bëgg a def récupération boobu du sotti. dañ leen koy wax aussi population. ba nekkoon fële ca corniche su Baye Laat ba it. loolu fer blanc yi. loolu Alaaji Baara moo ko fi. waaw jëmoon allié loolu Alaaji Baara moo ko fi defoon. non pas allié mooy corniche suñu ala kii. yooyu yëpp du ñoom. waa Afrique du Sud ñoo ko. voilà yooyu yëpp du ñoom man ci déggoo na ci lu ma fàttaliku man. ñoom loo xam ne seen fonds propre la. mën na am nag su amee ñoom peut-être bu la neexee sax mën nañu lancer message waxuñu ko mais sur fonds propre ñoom ay lampes yu ñu fi def nii comme di ay lampadaires publics nii moderne de grande envergure man mosuma ko gis. waaw pour fàttali mbokk yi ne rek. El Hadj Ndiaye dafa waroon a dugg. pour leeral indi leeral. ci ñaar woo ko ba sonn mu bañ a jël. voilà loolu aussi da nga koy wax mu leer. xaw ma daa bañ a jël xaw ma daal. mais kuy sonné depuis une heure de temps jëloo. voilà ça veut dire que waaw mën naa nekk ci ay yitte wala mu nekk ci ay jafe-jafe ndax neewoon na ma dafay génn mais comme téléphone la boo nekkoon fii ba diggante arjana même bu génnee war na mën a lancer message. waaw loolu la. xamal ne dafa wala mu wóy la ne la finalement dootuma mën a dugg c'est loolu mooy respect. effectivement waaw ça il faut. loolu la mais pour leeral mbokk yi nag li ñuy wax nii waxuñ ko si suñu teeyu bakkan jëloon nañ kenn ci ñoom koo xam ne mënoon na cee mën a wax indi ci ay leeral bu fekkente ne li ñuy wax du dëgg mu gën ca indi leeral parce que yittey émission bi loolu la leeral gën a gas mu xóot gën a yaatal ci mbokk auditeurs yi nga xam ne ñun ñuy déglu rawatina askan wi yeewoo fii ci Touba ci ay projets yoo xam ne ñoom ñooy bénéficiaires yi ñu bañ cee dugal propagande comme ni nga ko waxee bañ cee dugal folklore bañ cee dugal yenn yi daal. yoo xam ne jaru ko. waaw loo war a def te def ko gis nga Ablaye liggéeyal sëñ Touba moo ko séentu weer ñoo yem jarul buuxante ak di def ay kii. soo ci defee loo war a def rek nit ñi dinañ ko xam. soo ci deful loo war a def aussi di revendiquer ko. naan maa def nangam bu ko nit ñi xamee danañ la wax ne defoo ko. désormais nag ñun loolu lañ fi nekkee. justement c'est ça. waaw leeral loolu kese la. waaw propagande moom duñ ne jeex na waaye ku koy def nag ñu bàyyi xel. waaw voilà. lu fi nit def loo xam ne demewul noonu. dañ taxaw fii nii la demee. parce que il faut tollatuñ foo xam ne. dañuy berner les talibés. tollatuñ foofu. dépassé nañ cette situation là. monde bi dafa évoluer il faut que li spirale de silence bi dem fële. que les gens puissent tegu ci yoonu njub ak dëgg. yoonu njub ak dëgg bu amee rek jaamam. tout à fait te loolu la sëñ Tuubaa woote ah. boo demee si Masaalikul Jinaan loolu la éveil des consciences dafa ne nit dara du ko xettali lu dul ak njub. même boo faatoo ak njub moo lay xettali kon nañ sax ci ak njub buñ ci saxee rek am jàmm. wallaay loolu la. wallaay kon loolu la loolu nag yemale wuñ ko rek ci mairie beeg ñoom seen dañ ko yemale ci képp. koo xam ne yaa ngi fi indi projet wala yaa ngi fi ñëw pour nax wala nga lëre si sa coobare bopp wala sa intérêt bopp. même si c'est des privés voilà même si c'est des privés. donc dootuñ bàyyeeti wala ñuy nangootee ay nit jógee ko ca biti wala nekk ci biir di dunde ñaq wala xelu doomu aadama yi fi yeewoo. dox si maa ñu taal rek comme ni boy di wax. maanaam di kuy dunde nelaw jaambur heure bu yeewoo nga fande. waaw dañu ne maanaam kii dunde sa nelaw du bëgg nga yeew du bëgg nga yeew voilà waaw mais bu yeew it nga fande ñun nag dañ leen di yee fi ñu toll nii waaw kenn dootu fi nelaw bu soobee yàlla muy politicien di leneen loolu sax mooy tax ñu mën a dugg ci kaawu Moustapha Cissé Lo bi xam naa liñ ciy wax du bëri buñ ci ñëwaat pas la xewoon mais conséquences yi la xewoon ci la ñuy ñëw conséquences yi la xewoon mooy demoon nañ ne am na ku porter plainte ci mel ni yaa xam mbay ne woon na day porter plainte il a mis sa menace à exécution dem na porter ji plainte Cissé woo nañ ko première fois demut deuxième fois dem na mais dafa ne malaanu kiiraay bi nga xam ne moom la ko yoon may muy malaanu député boobu moo tax du mën a tontu waaw léegi foofu dafa am jàngat bu ci jógee élage waaw loolu am na ci droit en tant que député dafa am immunité parlementaire mais au-delà de immunité parlementaire bi comme moom jamono yële yëpp ñu ngi ko doon dégg muy dénoncer te heure buy dénoncer day interpeller directement le procureur de la République ne na ma woo man su ma doon moom bu ma demee du ma xaar ñuy dindi sama mbalaanu kër laay comme na Barthélémy Dias defoon laay def damay wala Bougazeli waaw ak Bougazeli dama koy dindilu ba pare dama koy dindilu wala ma rendre le tablier voilà bu ma rendre le tablier ca la xeex maanaam guerre day saf mondial ca laay gën a mën a xeexe ma nekk simple citoyen mettre son bopp à la disposition de la justice lépp lu ma bëgg a dénoncer ak lépp loo xam ne ay déballage la wala ay yu ma yoroon la yoo xam ne comme ni mu koy wax yoo xam ne mën naa tas am réew ma teg ko sur la table du procureur affaire drogue yi mu doon wax ak
ponkal yi yor drogue yi di ko kii ak. yi tabax bu koy boo fi gis. voilà yooyu yëpp mu teg ko sur la table mu leer procureur woo. voilà mais Ablaye gis nga kay. malheureusement ku la ci naan na ma procureur woo bés bu demee tribunal rek daanaka day changer d'avis. wallaay gis nga li ñuy wax ma gis nga am na góor gu ma doon wax naan alaaji mu ne ma kaso ak bàmmeel la yem. bul def lu ci gaaw a yóbbu. mun bul def loo ci gaaw parce que ñi la fay yóbbu du ñu dugg ci biti la ñu nekk. ci biti la ñu nekk te buñ la fay dugalee ba pare. fàtte nañ la ña nga bu dee kaso ña nga toog seen kër di naan ataaya bu dee bàmmeel ñu dellu seen kër dellu ci seen yite. mu ne donc kon bul def lu la fay gaaw a yóbbu ci loolu suñu coobaree borom. moo tax nekk ci di def ay déclaration ci ay rajo di wax di interpeller ay procureur te bu la procureur wooyee boo ñëwee doo kii loolu aussi c'est pas responsable man su ma doon moom ak fi mu toll ak li nit ñi doon séntu ci moom du xaar ay immunité parlementaire il va répondre de li ñu koy woowee mu wax ca la mu xam su amee ay déballage yu muy def mu def ko suñu ko ciy topp ñu topp ko ci su amee leneen loo xam ne intéressé na état bi pour mu topp ay nit wala procureur si wàllu boppam pour mu topp ay nit il sera obligé de les poursuivre. opportunité poursuivre nag kooku moom. procureur moo ko moom te bu ko ne te it li ñi di fàtte mooy procureur bu ko neexee mu bañ a toppee. waaw ndax du force. parce que loolu loi moo ko may. maanaam tey jii mënoon naa topp ni mu ne maa bañ du ma topp diw. jaru ko te kenn mënu ci dara. waaw jaru ko donc loolu aussi. mooy opportunité de poursuite l'opportunité de poursuite revient exclusivement. moom rek moo mën a xam ndax yeeyoo na topp wala yeeyoo. voilà bu ko neexee mu ne du ma topp diw. tout à fait comme ni ko woykat bi di waxee. tout à fait voilà c'est ça mais nag moom dafa waroon a kii quand même. waaw lu ma fàtte woon ci lampadaire yi rek mooy. 10 ans mooy garantie bi. 10 ans. waaw lamp yi durée de vie bi après dañ koy renouveler quoi. non garantie kii bi projet bi. entreprise bi gagné projet bi. moom 6 ans la ko garantie. maanaam bu yàqoo mooy ñoo defar. ci diggante 10 ans. mais yàqu boobu xanaa bokk ci oto yi di mbëkk ak yooyu moom xam naa mairie bee koy gérer xanaa. waaw mais en tout cas 6 ans de garantie. maanaam yàqu sur le plan technique. oui waaw sur le plan technique. waaw bu xam naa ne nag lamp yi moom yàqu gi moom. mais durée de vie lamp oto yi lay doon moom. mais durée de vie lamp yi moom. 10 ans la. 10 ans la bu motee fukki at moom dootu tàkk. waaw il faut ñu indiwaat yu bees. ñu wutiwaat yeneen lamp. waaw yeneen 87 milliards moom bakkan bi moom. waaw mais baax na parce que la ngay parce que la ngay gagné ci courant. ci 10 ans yooyu. enveloppe jëndaat na ay lampes yu mel noonu. tout à fait loolu laa fàtte woon. loolu mooy ci solo yi projet boobu la 10 ans moom mooy durée de vie wu lampes yi waaye 6 ans mooy garantie wu kii boobu. entreprise bi nga xam ne bu yàqoo ci diggante bi moom mooy ñëw defaraat ko. donc ci wàllu politique bi loolu nga wax noonu. presque mën naa wax awma lu ma ci teg ndax mooy la vérité absolue. politiciens yi nañ bàyyi di nax nit ñi daal. xam nga c'est la montagne qui a accouché d'une souris. absolument waaw coow li moo gën a bëri daal ba jëf jotee. ñuy séntu mu jëf. mu ne furaas jamono ñu toll nii. parce que yow boo demee bay tuumaal ay nit di tuumaal nguur lu yem ni nguur. parce que bokkoon nga ci di lekk ak ñoom ci benn ndab li dem ba ci jëmmi jamono. xëy na ci mburaake bi dem benn instant. waaw benn instant xam naa sa kanam jeex nga bugg a raas kanamu jaamu ñu ne la déedéet sa bos jeex na waaw ku suur jóg ku jeexal jóg ku gedd bàyyi loolu noonu la ñuy lekkee ci nguur gi yow sa kanam jeex wala nga gedd jóg. léegi damay giro voilà loolu du ñaaw du am ngor daal loolu lu ñu jara xoolaat la bu baax a baax a baax. waaw te coow li bëri woon na fi ci jamono jooja ca moom. waaw nañ ma woo je pense précisément que dinañ ci am benn fil d'actualité boo xam ne vraiment dañ ci profité régler ay problème. waaw mais gis nga mais ba ma déggee ne xëcc nañ mbaalaanu kër laay ba laa ne. gaa yi tefesu nañ. dara du sotti nañ bàyyi yooyu nag. voilà waaw nañ bàyyi yooyu nañ ko bàyyi daal waaw. waaw boo waxee moom demal rek moom tas yaakaar la bu baax a baax a baax a baax ndax amoon nañ yaakaar ne moom lu bëri dina leer. waaw ci ndax takar naa si woon na ci na ma procureur woo bu dul jeex procureur woo la nga lànk ba pare comme mënoo ñàkk a dem nga dem naan sama malaayu kiiraay donc te bëri na ñoo xam ne ba ñuy wax musiba di def musiba di def ay tuuxi doona seen malaanu kiiraay booboo tax ñu koy def ndax xam nañ ne xëy na dina leen yiir ci yenn côté yi. waaw su fekkee ñi ngi ko seqal duñu ay saay-saay dëgg. waaw mais boo defee flagrant délit. waaw boo defee flagrant délit effectivement mooy ñu jàppale loxo ci poos. wala loxo ci saak loolu moom lay jeex na. comme ni ñu def Bougazelli. kooku moom il n'avait pas le choix. waaw kooku moom loxo ci poos lañ ko jàppoon moo tax mais bokk dag yi nga xam ne nag mbirum politique rek la. mbirum politique la dëgg foo ñu def ay investigation waaw foo ñu def ay investigation pour mën a xam yenn yi. waaw donc loolu lañ mënoon a wax ci cas boobu cas Moustapha Cissé Lo bi di xaar en attendant li développement yi dernier développement yi bu ñëwee lu ñu ci mën a xam rek bu ñu ñëwee wax leen ko
beneen bi ñuy jeexale ci liñ jot a des ci waxtu sax bëriwul juróom-ñetti minutes moo ñu dese muy insécurité. Insécurité à Touba problème vraiment récurrent. Alaaji. Touba du ma ne doy na waar daal. waaw ndax tur wi moom dëppoo ak vraiment dëkkin bi daal ak dëkkuwaay bi. waaw doy na waar parce que drogue. vente de drogue bëri na fii. Banditisme grand et petit. mooy le grand banditisme ak petit banditisme mu ngi ci. Faux médicaments. Faux médicaments circulation des faux médicaments mu ngi fi circulation des armes. circulation de véhicules frauduleux. circulation de véhicules frauduleux yooyu bëri na maanaam lépp loo xam ne dañ koy tere dans une société nga xam ne du leen jëmale kanam dans une bonne république boo ñëwee Touba da nga koy fekk. mais loolu bu ñuy wax spécificité Touba ay Touba dëkk bu spécial la wax dëgg fa yàlla spécialité boobu moom waru ci woon a bokk daal ndax bokkul ci gis-gisu sëñ bi. justement xam nga sëñ Touba bi muy construire cette cité là dafa bëggoon mu nekk benn cité boo xam ne bu paisible lay doon. bu ñuy jaamu yàlla boo xam ne dañ fiy jaamu yàlla ay nit yu jub. nga xam ne bu fi sa puso woddee sax boo ñëwee da nga ko fay fekkaat. man Arabie Saoudite fàtte naa suma saaku ordinateur ak suma bagage yëpp ci bitiku benn naar. dem ba ñibbi sama kër sama xel dem ci may daw di xëxët ba egsi bi ma ñëwee naar bi ñemewu ko sax laal daf ma koo joxoñ ne ma nga nee. fa mu tegee kenn laalu ko ma jëlaat suma saak donc xam nga loolu mënu ma ko am fii. loolu maanute la. waaw loolu mais déedéet dafa am luñ ca gàll tamit. mooy maanute bi rek. waaw mooy maanute bi te yar nañ leen ca tamit. te pourtant nag loolu la ñu sëñ Touba bëggaloon. boo xoolee. pas bëggaloon moom la ñu bëggal waaw moom la ñu bëggal parce que boo xoolee tasawudu si xaar ni ngay nekke ndaw ba ni ngay màgge fi nga war a jaar ak ni ñu la war a tàggatee ba ni nga war a ak jikko yi nga war a am nga dem ci yeneen xasaayit comme naax jóg yooyu jikko yu rafet yi nga war a am yooyu yëpp sëñ Touba tënk na ko boo ko mënul lire en arabe mën nga ko lire en français nga jàng ci xame ci donc sëñ Touba doxut ci ay caaxaan doxluwu ci ku ciy dox ça n'engage que ta propre personne ñi koy def aussi ñoom la engagé te bu ëllëgee danañu ko layoog borom dëkk bi. dëkk mënul am sécurité tant que drogue mi ngi circuler. dëkk mënul am sécurité su fekkee boo duggee oto léegi oto bi si boppam doo ko mën identifier xam kan moo ko moom déclaré wuñ ko douane. amul numéro oto bi fu ko neex dem bu ko neexoon dem léegi changé kiyam dem fële mënoo nekk ci dëkk bu am sécurité te ñu lay boo soxlaa garab bu baax doo ko fa mën a am. dañuy waxante dëgg Ablaye. li am jaaduwul te loolu nag man néew ma kese c'est les autorités religieuses ñoom ñoo kii non c'est man presque état bu Sénégal laay gën a incriminer xam la moo tax ma leen. loolu kay yoonu kilifa yi nekk xam la moo tax ma leen di incriminer. mais Covid 19 bi ñu bëggee nit ñi toog ñu tëj autoroute à péage bi kenn demut kenn dikkul. kan moo ci mënoon dara. kenn. amul kan moo fi amoon maqaamay génn jaar fii te demoo préfecture yi jox la kayit. wax ma ko. donc xam nga kon état lu mu bëgg a dindi mën na ko dindi. man dama jàpp ne état bi ñoom ñoo préféré. waaw bàyyi Touba mu mel nii. donc c'est à leur corps. non c'est pas à leur corps défendant c'est presque à leur détriment. parce que xam naa dañu ne bon ñii nañ leen bàyyi ñu mel nii. man nag jàpp naa ne. un état responsable ne deve pas agir comme ça. tout à fait parce que mais nit soo ko bëggee da ngay ñëw jàppale ko pour mu am sa sécurité nga ne ko sécurité bi lii mooy conditions yi. voilà les conditions de pour une ville am sécurité lii la mais mënoo di prétendre à sécurité di xas police di xas gendarmerie di xas commissaires yi di leen attaquer di leen wax lu nekk alors que yow les conditions yi ñu la war a mën a sécuriser mënoo ko teg sur place. waaw mais là. te c'est Abdoulaye bi muy ñëw di teg les conditions de sécurité il a reçu pas mal de critiques. mais bu ko defaloon tey jii est-ce que tey du nekk ci benn jungle par exemple brigade spéciale bu ko suñu Abdoulaye andiwuloon ba sonné le déclic kon tey presque ci benn jungle la ñu nekk. ba léegi moom moo tax man ma jàpp ne. c'est l'État qui est responsable de cette situation. et que elle gagnerait. à discuter avec les autres parce que c'est pas parce que tu es dans un titre foncier qui est inaliénable inattaquable mais tu es toujours dans une république. république boobu nga nekk nag dafa am ay lois et règlements. tout à fait dañ ci war a conformer wu. un point c'est tout. loolu la El Hadj boo ko defee rek jàmmam. wallaay xam nga nag la première personne garante de sa sécurité mooy nit ki ci boppam. nit moom mooy premier garant wu sécurité donc askan wi yeewoo fii ñoom ñooy njëkk ci li leen war a aar yiir leen. ñu fegu ci ñoom la ñeel
loolu moom dafay leer ba pare état bi dafay ñëw en appoint ñëw jàppale la ci loo mënut yow ci sa bopp waaye la nga mën ci sa bopp mooy fegu loolu état mënu la ko defal yow yaa koy defal sa bopp te loolu bu ma ko waxee moom mooy njaayum drogue nit a koy def état du ko def nit mooy jaay drogue ndax bëgg koppar ndax bëgg alal koom jiital la nga fàtte li war dem nekk ci li warul parce que vente de drogue vente illicite la suñu ne vente illicite moom mooy loo xam ne waruñ koo jaay waruñ koo consommer waruñ laa fekk ak moom muy détention usage et vente donc produit boobu ñett yëpp dañ ko ci tere détention usage et vente waroo koo jaay waruñ la koo fekkee waroo koo tux waroo ko jëfandikoo muy consommation bi bu dee wàllu agression ba grand banditisme bi certes koom gaa ngi fi ndax dëkkub koom la waaye nag ñi koy def mooy ñi nga xam ne ay feeñaang lañ nanguwuñ liggéey xeeb seen wërsëg booy dem di sàkk si wërsëgu jàmbur comme ñi ko ñoom amet di de waxee chaque suba loolu ci nit lay nekk loolu it wax dëgg fa yàlla état bi mënu cee fekk waaye mën na ñëw en appoint ci loolu bu dee faux médicaments yi ay nit a ko fi indi waaw day am nag complicité ak l'état peut-être ak wala ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñooy les forces de sécurité waroon a def seen liggéey ba loolu du fi mën a dugg benn camion bi ñu fi jotoon a jàpp te mu waroon nekkoon ñu koy lim ci ay milliards faux médicaments fu mujjewul fenn état bi xumbal na fii def na ñii jàpp nañ ñii coow nañ ko fépp waaye ca cëppaandaw ga biñ leen jàppee ba war leen a atte bañ leen atte it mooy noonu France kenn moo ci tëdd keneen ka daw na lañ wax voilà donc te ñi tax affaire bi jóg yëpp kenn ba léegi kenn xamu leen et pourtant ñu ngi ci tudd ay kilifa ñu ngi fi tudd ay kilifa effectivement donc yu mel noonu à chaque fois ay kilifa lañ ci tudd te ba bi ci mujj bi waa BRS jàpp barki dem ñu ay kilifa lañ fi tudd nañ ko waxante nag muy 11 kilo yamba bi jàpp barki dem Daaru Karim ci kër kilifa lañ ko jëlee ka ko doon jaay foofu la dëkk kon y a une certaine complicité bu état bi buñ mënee joxoñ état bi ci wàllu complicité war a mën a joxoñ ñi kilifa yi fi nekk ci ñenn ñi ñuy yiir di aar di nëbb ñenn ñi ci wàllu complicité ñoom tamit kon it loolu état bi mënu ci dara beneen bi moom mooy la circulation illégale des armes à feu parce que démb lañ fi jàpp benn pas boo xam ne au delà li ñu xamee woon Touba moom mooy defar ay fetelu artisanal des fusils artisanal mais kii arsenal bi ñu fekk ci moom. kooku moom am na ponkal yu nekk ci ginnaaw am na ponkal yu nekk ci ginnaaw parce que ay PA bu ñu koy wax pistolet automatique. dëgg du ko defee. mais je pense que s'ils ont de bons juges d'instruction mën nañ def benn instruction. waaw mais du mujj fenn ils peuvent. El Hadj dinañ xam lépp. waaye da du mujj fenn loolu may wax ji. état moom dara teewu ko. loolu nag tant que mu am nag insécurité moom du fi nekk. voilà ndax grand banditisme bi fi am ko jooyee fenn parce que fii bul fàtte ni fii li fi stationné ci ay forces de sécurité bu weesoo dëkk yi am ay camp militaire. amul feneen def nañ lépp pour kaaraange am fi. escadron am na fi ay brigade de gendarmerie am na fi ay poste de police am na fi commissariat central. waaw am na fi poste wallahi mais. te ils sont toujours sur le terrain ñu ngi liggéey. Kaolack li muy rëy. moom lañ doon wax ca jëmmi jamono mooy deuxième vie. 2 postes de police la am. commissariat la am central ak benn poste de police bu nekk Ndorong. commissariat Ndorong. amul beneen te Kaolack bu dëkk bu rëy la comme fii. waaw ak kii ak. peut-être ñoom xëy na am nañ ay légion ay camps militaires ak yooyu. peut-être waaw ay compagnie de gendarmerie yooyu mais loolu c'est sur le plan sécurité. territorial. voilà mais local fii nii escadron bi sécurité locale lay gérer. mais bien que territorial la am sax. waaw ñoom bu amee maintien de l'ordre danañu mën a réagir fii. tout à fait parfois nag danañu génn. loolu aussi parce que escadron moom c'est toujours au niveau national. territorial quoi mais nag su problème amoon fii ils seront les premiers à agir. ndax manque d'insécurité bi fi amoon manque de sécurité bi fi amoon moo taxoon ñu doon jooy loolu ba état bi xalaat ne bu ñu fi defee ab escadron effectif bi 150 personnes la ñu waxoon mais xam nga en matière de sécurité lañ lay wax ak li am du doon benn mën nañ la ne 150 la fekk 1000 personnes fi nekk donc yooyu la mais nañ xam ne dëkk bi état bi li mu fi war a def na ko fii laa bëgg a wax escadron des postes de gendarmerie des brigades de gendarmerie des postes de police ak des police centrale am na fi jël nañ motuwaay yi pour fegu mais leen li ci des ci nit ñi la waaw nit ñi nag complicité bi ci am
moom moo ci war parce que renseignement nit ci nit la war a nekk la war a jóge ci population la war a njëkk a jóge waaw nit ñi mooy gis lu jaaduwul gis ne lii doxut naka su dul noonu nga woo police waaw Ablaye